Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp 50 restaurants yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food. Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commander 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Connect Food mooy bu baax bi. ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 843 29 73. Connect Food l'équation des 4 candidatures au perchoir mu ne ça passe ou ça casse day jàll rek wala mënut a jàll dégg am. journal boo wax li ni mel Bougane Gueye Dany nag gis nañu ko mu dafa invité député Benno Bokk Yaakaar yi nee na leen na ngeen voté contre Macky. xam nga ne ñi duñ la déglu nag yow tamit. ñi dem na séminaire tëj nañ leen. Reine Elisabeth a ngi nii. wallaahi 96 ans 70 ans de règne nee na nit ñi jàppoon nañu sax ne dafa éternel. tellement que macha allah yal nañu yàlla may ay fanam. wala ñu suti fanam macha allah 96 ans. xam nga ne maire bi yàquwul. tubaar fa kàlla macha allah yàquwul yàlla may na ko dund na ba def ba yàlla may ko njaboot ba tey mu fekkee ay sët ak i sëtaati sëtam macha allah foofu la ca Angleterre. ñu ngi koy ñaanal yàlla. le président Sall daal di def un tweet di ko jaale waa Angleterre waa Royaume-Uni. bu ko neexee chef et d'état pendant ce temps kenn gisul ci ko mu réagir ci décès wu imam Alioune Badara. mais xam nga na bu dangaa bëgg indee ci débat rek. waaw man dama jaaxle dama jaaxle daal man. léegi loo ma bëgg wax. parce que man damaa jàpp ne balaa ngaa laax jaay da ngay. Allah lekk. jërëjëf. ndax saf na. ndax saf na. ci la di parce que mën nga jaay loo xam ne bi dafa wex mais boo ko essayé loolu la wala li mu jub mooy. balaa ngaa laax jaay mooy laax essayé ba pare. ndax bu xajame mbaa yàqu na boo ko jaay mën ko loolu. xanaa xamoo laax jaay yaa lekk. mais oustaz lu bëri sax loolu la ñu ko meree. moom sunu chef de l'état li ñu ko meree mooy imam Alioune Badara Ndao li mu génn àdduna te deful njaal deful leneen lu ni mel ñu bëri dañu ko meree ci loolu. ndax nit ñi dañu jàpp ne imam Alioune Badara Ndao dëgg la sénégalais la mais du personne lambda. du koo xamante ne amaana xëy na génnum àddunaam lu nit war a mën a ignorer la ba amul kenn koo xamante ne en tout cas ku nekk ci gouvernement en tout cas man ci lu ma gis man loo xam ne manifesté nañu publiquement ne jaale nañu wala yeneen yu ni mel après on me dira que xëy na ci wàllum diplomatie moo tax mu tweeté ci li nga xam ne moom mooy reine d'Angleterre mais bëri na fii déjà ñoo xamante ne génn nañu àdduna ñu kaas ko fii ba tàyyi ci ay tweet yoo xamante ne xëy na foofu lay jàllalee ab njaalam alors que njaalam mën na gën a formel njaalam mën na gën a doon loo xamante ne nit ñi dañ koy gën a rafetlu yeneen yu ni mel parce que reine d'Angleterre Elisabeth II dëgg la xam nañu ko ci histoire ci njàng ak ci doxalinu réewam mais foofu ca réewam foofu la gënee am kàttan foofu la gënee am doole ñun xëy na fii ci ñun imam Alioune Badara Ndao lu mu tuuti am na njëriñ boo xamante ne amal nañu ko donc kooku tuuti lu ñu ko ci gis-gisu nit ñi ba tax na nekkul une personne lambda donc ñu bëri loolu la ñu ko meree amaana ci doxalin baak njaal maak yeneen yu ni mel. Quand on parle de priorité du côté njaal parce que des fois njaal du la delloo sax ki nga xamante ne moom nga ñàkk parce que un être cher comme imam Alioune Badara Ndao du ku ndaw du ku ndaw ak jaar-jaaram ci fan yi la ñu weesu ñëpp am peut-être ñeewanti ci moom ndax kilifa gu toll ni moom ñu jenc la 33 mois caabi féete la ginnaaw nga génn ñu ne la defuloo dara lañ la doon toppee defoo ci dara nga génn àdduna Sénégal am na njukkal bu mu ko ameel am na delloo njukkal boo xamante ne moom lañ ko ameel et des fois on a besoin que suñu autorités yi nekk suñu wet même bu fekkee tey mami moo am benn xoos-xoosu ñu sentir leen à nos côtés même si du lépp la ñu mën a def waaye on peut pas dire que ni le décès de imam Alioune Ndao nit ñi yëguñu ko yëg nañu ko sentir nañu ko bu baax d'ailleurs Nabou da nga wax lu am solo sénégalais yëpp nag amuñu xol sénégalais mën a tëb mer fii mais sénégalais boo gis xol bu rafet la yore wallaahi te mais li ma métti Alioune Ndao dafa bokk ci sénégalais la bokk ci département bokk ci région bokk ci commune mais ñaata ministre ñoo nekk Kaolack ñaata DC ñoo nekk Kaolack ñaata autorité politique ñoo nekk Kaolack mën na ñëw ci turu président de la République ci turu gouvernement muy geste boo xam ne bii dana bees lu bëree bëri moom président mën na bañ a dem même par communication maa ngi jàll si umma Sénégal yëpp chef de yëpp imam Ndao mi nga xam ne bi kenn loon ci ñun dem nag gis nga dana avance et puis nitu yàlla ak nitu politique ñu benn nitu yàlla yëg ko rek yaay borom boo ko yëgee la def dana nattu yàlla parce que ñun ñëpp
affaire Aliou Ndao bi ñun nattu lañ ko teg. te nattu la. natt bu nekk nag dafa am sabab. wallaahi mais sabab ba nag boo ci bëgg ne yii bu ma dem ñu yuuxu ma déedéet ñu nitu diine melu noonu. tey bu kenn ci autorité mais DG Sénélec ma nga fa. ñu ne Serigne Mbuub rek a fa dem. mais Serigne Mbuub donga daara la. mais maire la am temps. mais membre du gouvernement bi fa demoon wallaay kon dootoo dégg lu coow. xam nañ xel nag parce que nag dem na yàlla na dëkk ak yéen ci alhamdulilah. amiin yaa rabbal amiin dem na waaye dafa am loo xam ne dafa ñaaw. day taas ci xol ba yomal xam. wallaahi umma islam. man dafa ma metti ba yomal xam. ndax ñaara ma metti xam lu metti mooy waxuma sa wax naa waxut mais dama xool télévision mu yor coupe du monde di way. ci biir semaine bi kilifa dee. ñu ne la ren xam naa ren Angleterre faatu. lu bon def na texte wax ca. ci quelques heures ci quelques minutes nga def tweet. ça dafa am loo xam ne bii ñun Sénégal bi ñu ko nangul kenn. dëgg la juum na. bu mu ko dalati. li naqari il n'est nit jamais trop tard. li naqari nit ñi bëri na Nabou Cor parce que boo xoolee journal Le Réveil bii. nga xamante ne dafa xëy tey ci abus de pouvoir ca Dakar Dem Dikk xam nga Dakar Dem Dikk nag dalal nañu fii ki nga xamante ne moom moo yore seen syndicat ak yeneen yu ni mel. wax jafe-jafe yi nga xam ne la ñuy dund mais xoolal kenn kii day dawal ca Dakar Dem Dikk. commenté la def defetu DG bi ci législative ca Louga ñu dàq ko. waay. commenté directeur général bu Dakar Dem Dikk ca législative yi dañu ko dóor ca Louga ñu dàq ko xam nga ne lii nag moom la journal bi duppee abus de pouvoir ca Dakar Dem Dikk te précision yi nag direction générale bi joxe na ko xam naa amaana faaw rek ñu lire li nga xamante ne moom moo nekk ci biir quotidien bi pour mën cee leeral. amoo ay mbokk Mali pour. amoo fenn mbokk ci sous région bi. pour da nga bëgg changer Côte nationalité. d'Ivoire. da nga bëgg changer nationalité. non utilité Côte bi lan d'Ivoire la am nga fay xarit. am naa fa ay xarit am naa fa ay mbokk yu bari waaw. ñoo xam ne mën nañ ma héberger. waaw d'accord. da nga bëgg changer nationalité. Inch'Allah. waaw oustaz. Ousmane Ibn Affan. xam nga lu tax mu am problème nguuram. ay mbokkam. parce que. Naaman Ibn Nasir moo nekkoon chef de protocole. Ousmane nekkoon xilaafa Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa doon sallam homme d'état doon goro yonent Yàlla Mohamed. sallallahu alayhi mais wa waa sallam. yooyu doon ko signé naan dàqal diw. nommel diw. moo dem bañ boom ko. président Macky Sall ñu bëri ñoo naan ko dàqal mu dàq te ñu ngi ci biir te jànguñu ñu ngi ci gouvernement bi jànguñu déglu baax na ba. yokk nga troisième mandat kenn du la dàq waaye boo na cay fi la yem ñu dàq la. xam nga da nga ne mu ci Sénégal dañ lay yëpp dañ naan kii gone la. te nag am na yoo xam ne bi kilifa du def yëfu xale. déedéet. kilifa moom xam-xam lañ ko yoon Dakar Dem Dikk mais pas ay mandat. dëgg la. ku ci fal yàlla la fal. ku ci fal tamit du ay yambar du ñàkk joxe. yàlla nag fa nga yem. ndax mën nga continuer foog nga faatu. am na ñu ngi ni xool Assemblée nationale. ñoo fa dem bëri na de. mais am na ñoo xam ne duñ ko jeexal. am na ñoo xam ne tawatuñu woon danañ tawat. am na ñoo xam ne assemblée day dem ba jeex dootuñu am dara miskin sax li gën a bon la gën. yàlla li tax kum ca boole yàlla la ca boole. wallaay dëgg la mais xam ne yàlla ci boole nag def ci attention. wallaay dëgg la kii tamit war naa def attention de kii ci teral quotidien moom Mamadou Lamine Massaly mii war naa def attention bu baax a baax ndax Mamadou Lamine Massaly mii dafa addu ci kaddu yi nga xamante ne Abdou Karim Gueye yëkkati na ko ak Cheikh Oumar Diagne mu ne que force reste à la loi phrase bii nag xam naa xale yu ndaw yi 5 ans yi sax 2 ans ñoom ñëpp maîtriser nañu ko que force reste à la loi dafay doon luy dellu si tout le temps ci li nga xamante ne soxlawul sax ñu di ko fàttali ndax la loi reste la loi te doon lu nit mën a intimider quotidien national Le Soleil fan la nekk barki Dembo Ndiaye fan la nekkoon bi ñuy recevoir Kaliphone kan si Massaly du dafa ñemee dëgg rek fan yi chaque 1 2 3 mu génn ci une fan la nekkoon. dañu nekk ci wàllum bataille politique rek ku nekk di bëgg a wane ne man maa fa rek président de la bataille politique République ba doo wax li dëgg et que coow li non xam nga kaay ma wax la nag gis nga mooy li ma la wax sànq nit bu say jëfi démb dëppoowul ak say jëfi tey loolu soxlawul sax nit ñi di taxaw naan la kaay àtte ndax yow sa doxalin rek atte nga sa bopp. wallaahi moo tax am na ñoo xamante ne man sax en général du ma ciy bëgg di insister parce que lecture politique la te xam naa ne lii bataille politique la rek. parce que ku ci nekk da ngay bëgg a wane ne waaw man mii maa féeteeg président de la république Macky Sall. man ñeme naa wax lu kenn ñemewul wax man bëgg naa fësal sama bopp pour wan njiit gi ne man la. xam nga loolu yëpp itam ci wàllum politique la ne waaye gis nga nabu. am na loo xamante ne nii wallaahi oustaz jarul sax taxaw ndax Mamadou Lamine Massaly mii ci parti démocratique sénégalais la nekkoon bëri na ci nag ay libéraux yoo xam ne jóge nañu parti démocratique sénégalais rejoindre parti au pouvoir Macky Sall te ba tey ñu ngi fi taw. waaw Macky Sall du président de la république. ñaata militant la am
ñaata enseignant ñaata cadre ñooñu xam nañoo lu ba moom moo leen di waxal il est mal placé di wax ak ñoom xam nga lu ko waral ñun ak moom la ci njabootu Ablaye Wade am na loo xam ne bii bëgg a feeñ wala bëgg dara wallaahi bul tax nga dugg ci ay risque bul wax adduna existé dafa lu jarul continuer yenn yi. gis naa leen muy menace yoo xam ne bii ñoo sequ ñoom dara waxal de boobu te doomu aadama xoolal bu ñu la xamee lu bëri da nga noppi na bu ñu la xamee lu bëri miig nga war a def damaa wax dégg bu ñu naa xamee la lu bu bëri da baax nga war a miig bëgg dara ci nit wala bëgg dara ci nit lu tax te nga am sa dignité nit am dignité machine mel loolu nii kon yii bu mu ci dugg en tout cas fan yi li ñu koy dégg muy wax bari na trop quotidien national Le Soleil dafa ñëw ci coopération plutôt mu am ci diggante Sénégal ak dëkk bi nga xamante ne moom mooy Pologne ñu ne partenariat la boo xamante ne dafay gën a am doole ci diggante ñaari dëkk yi boo xoolee ñaari président yi am na loo xamante ne ñu ngi koy waajal ak di ko xaatim Vox Populi ñëw ci défaut de consensus autour de la candidature de Barthélémy Diaz pour le perchoir journal bi mu ne Yewwi Askan Wi à l'épreuve des calculs politiciens Yewwi fu mu nekk nii ci ay calcul la ñu ne potentiel présidentiel à affaiblir laaj la ay petits meurtres entre alliés de l'opposition en prélude de la présidentielle de 2024 am na ci kenn ci njegeñaale Barthélémy buy wax waxum trahison leneen lu ni mel loo xamante ne daal journal bi ñëw na ci division des investigations criminelles nag wax nañ ko dafa jàpp Karim Xurum Xaax mi ak Cheikh Oumar Diagne mi fu mu nekk nii ñu ngi nekk ci garde à vue alors ñu ñëw ci beneen yéenekaay quotidien enquête ñëw ci double meurtre sur le fleuve de Kayanga mu ne tension am na ci sud-est dëkk bi de ci ñi ñi bàyyi xel bu baax a baax meurtre atroce ñaari nappkat ay pêcheurs maliens yoo xamante ne ñoo mettre le feu aux poudres ci diggante maliens yi ak sénégalais yi coow li bari na lool naka la commandant Ibrahima Seck mi éviter li nga xam ne moom mooy bain de sang bi journal bi ñëw na ci ak ci yeneen leeral yoo xamante ne quotidien bi dikk na ci tey ci suba gi critique ñëw ci assemblée nationale ndax xam nga ne oustaz fii ak ñetti fan rek dañuy dem incha allah ci assemblée nationale lundi le 12 ñu fas yéene tànn ki nga xamante ne moom mooy doon président assemblée nationale moo tax nag journal tuddee ko rentrée des clashs lu tax mu wax loolu ay vote des membres du bureau commission yeneen i étapes yu nekk ci mise en place su équipe charnière bi ay bataille boo xamante ne dina tar lool bu ñu jàpp ne dina yomb ci diggante Benno Bokk Yaakaar waaye itam ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci wàllu kujje gi di donc coalition Yewwi Askan Wi wàllu ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo féete ci wàllu opposition bi yëpp te war a teew ci assemblée nationale journal bi ñëw na itam ci présidence assemblée nationale Ahmed Aïdara mu ne dafa maintenir li nga xamante ne moom mooy candidature l'info journal ñëw ci installation bi altine incha allah li nga xamante ne moom mooy sunu 14e législature bi Bougane Gueye Dany nag moo fës dàng ci journal bi nee na le viatique de Bougane aux députés daf ci am ay digle yoo xamante ne moom Bougane Gueye Dany nee na daf koo jox député yi pour bu ñu demee ñu jëfee ko noonu Dakar Times ñëw ci lii nga xamante ne moom mooy dégringolé bi Sénégal dégringolé dem ba 170e place ci dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à plus faible développement humain classe la nag sur la liste boo xamante ne vraiment Sénégal fu mu nekk ni mën nañu jàpp ne position ba mu nekkoon dafa gën a wàcc ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu développement humain Dakar Times xëy ñëw ci tey ci suba yi lii quotidien ñëw ci présidence assemblée nationale journal bi nee na Barthélémy trahi par les siens on attend encore la preuve lii ñu ngi xaar ba xam trahison bi ñuy wax nii fu mu jóge en réalité kan moo ko trahir est-ce que trahison am na loolu yëpp xëy na amaana journal bi am na lu mu ci indi ci ay leeral mais daal moom la xëy des infos yoo xamante ne moom la xëy yow rek yow nit normal rek tu te poses des questions à savoir mais lii kan moo ko wax fan la ko waxee ak fu ñu ko jëlee ak xëy na amaana bu ñu ko waxee xëy na parce que am na fu ñu ko teg certainement peut-être bien 24 heures daal di ñëw ci Bougane Gueye Dany installation 14e législature le 12 septembre prochain nee na dafay interpeller ñi muy interpeller nag mooy leader opposition yi pour ñu bañ a nangul Macky loo xamante ne bañaloon nañu ko maître Abdoulaye Wade nee nag te ñu nekk ci mouvance présidentielle wala ñu nekk ci opposition bi nañuy bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe askan wi nee na l'heure est grave fu mu nekk nii waaye li ci neex nee na waa Benno Bokk Yaakaar ñoom bu ñu votel candidat wu Macky Sall loolu nag xam nga ne Guèye moom ñoom duñ la ko may ndax ñi nga xam ne ñu ngi waajal dem Saly pour pare waajal doo def seen conclave dem assemblée ñooñu ba ñu demee dañuy voté ba mu neex ah. waaw moom kan la est-ce que demuñu tey. Bougane Gueye Dany. non dama ne candidat Macky Sall kan war a doon. xamaguñ ko. bu dee jigéen la Sénégal tollagu ci ngeen mbal maaq
bu dee jigéen la mooy. Sénégal tolloo ko ci lu tax Sénégal tolloo ko ci. parce que Macky boo demee ma xam mënutul. mag Sénégal tolloo ko ci. ndax bu dee jigéen la. Sénégal tolloo ko ci jigéen guy goo xam ne mooy yoru njiitu réew Sénégal. mën nga nekk ministre mën nga nekk directrice mën nga nekk PCA lu nekk mën nga nekk mais tolloo ko ci président di jiite Sénégal na leer tey. mais oustaz nag lu tax loolu ak loolu foo ko teg ndax fii jigéen dem na fi ba nekk fi premier ministre ku xas ba nekk premier ministre kay oustaz bàyyi ruube bi ci feñu ruube yi yow déedéet oustaz taxawal nag yëngal nga jigéen yi ci plateau bi nag lii moom foog nga waxuma fan nga ko teg jigéen bu nekk premier ministre kay war a nekk président assemblée nationale non premier ministre tamit poste gawel non président dama mën a nekk waaw dama ne en cas dara handicap am ci président de la république jeexal na wala peut-être mënut dem xam nga jigéen bu ñu nekk président de la république waaw ci côté ba lay waxee de pas assemblée nationale ndax député la nekk président assemblée mais dama ne Sénégal tollugul ci président am femme président jiite réew mi am femme président lu tax nag loolu laa bëgg nga ma foofu teg nag oustaz ni réew mi tëddee la ci diine xam yonent ma ko naan ne jigéen moo daan am sañ-sañ yëpp moom la jiite leen islam waaw am sañ ci diine bi maanaam loolu ci diine d'accord ok mais dama ne noo ci réew mi ni réew mi tëddee ni mu tëddee da nga waxoon naa la ko mën na nekk directrice premier ministre PCA ministre conseil mën na nekk député yëpp waaye président daf tollu ko ci parce que benn man fii laa tax waxu fii laa taxoon ne ko xeexkat day doon bu ko nekkoon da nga dégg am sax ma ngay reyante parce que nit da ngay jàng nature am quoi ni mu mel benn et puis day politique de trop te président assemblée nationale war nga ne ku dal du même mën nga xam fi nga féete mais nga xam ne mën nga am na réserve supporter say manquement waaye parce que moom day topp naqaral nit parce que ni ma ko jàngee ci jaar-jaaram yëpp moom il est comme ça moo tax man laa waxuma keneen man adduna wóor jigéen pour jiitu président de la non pas ay kii député de man ne président assemblée nationale moom waaye du nekk président de la République oustaz yow di nga ma tax a posé sama candidature bismillah yow oustaz dinaa posé sama candidature yow oustaz Diaga yow dinaa nekk yow 2024 gii dinaa posé sama candidature ngaa la te li ci gën a neex mooy danga may jàppale te doo ci mën daara jàppale bi par force su lay doon maa la wax loolu di nga ma conseillé di nga ma jàppale dama ñemewut a teg ay kàddu ci kàddu mi rek déedéet ci démocratie lañ nekk rek nag ba tey nag waaye xam nga gis-gisam la joxe oustaz mooy suñu imam terewul c'est quelqu'un de très démocrate waaw man amoo problème boobu déedéet waaw mais oustaz nañu kii rek. sant yàlla wuy ma dinaa présenté mën nañoo nekk président de l'assemblée ndax sama mag ji bis bu ko doonee wax dëgg yàlla lu bari dina changé. ma ne bu nekkee présidente ci mim réew. la ilaha illallah dinaa présenté wu 2024. conseil spécial incha allah. pour nekk présidente de la république. maa nekk sa ginnaaw directrice de campagne. ba pare jël oustaz Diaga def le premier ministre. déggal loolu. te da nga may jàppale par force yow jaru yëkkati loxo ngaa la yow du ma la jox tous yow tous ñebe du ma la ko jox après ma tànn ci internautes yi ñoo xam ne dama leen di jox ay poste ministre na bu yow moom maa ngi réfléchir ci ban poste laa lay jox. boo ma joxul dama koy jël. boo bëgg ñëw xoolal man daal wuy man bu may dugg palais bu ñu ma laaj carte d'identité. ban poste nga bëgg. bu ma jox benn poste aw ma benn problème. est-ce que dama la def numéro 2. man garaawul. pale ba dana jekki mbusóor. non xam nga man pale ba dana gën a xeeñi cuuraay. man xoolal man naay dugg di génn rek. pale ba jàmm dana bëri. yow xanaa xam nga oustaz ñun jigéen dañoo bëri yërmande. ñun te léegi nag les femmes ñu ngi ci dans les plus hautes sphères de l'État. parce que ci njàng meeg ci xam-xam. xanaa xam nga oustaz yow léegi ñun dañoo xarañ lool macha allah. te dañoo am diplomatie lool itam macha allah. yëgoo leen na. ñëwal. yonent bi ba muy dajale jigéen ñi ceebu safa xam nga safa mooy biir Kaaba ga xam nga ni naan safa ak marwa safa gi moo doon assemblée générale moo ko nekkoon kër Abou Soufiane gis nga yonent bi mu dajale jigéen yëpp xoolal day waxtu ñoom ci règlement social développement macha allah ba ne yéen jigéen ñi ak góor ñi yéen a yem ci développement dëgg la bis mu ñëwee fi waxtaan ko mooy al bay mooy dawrul mar'atu fil mujtama al islam wa dawrul mar'atu fii bayti zawjiha lan mooy rôle jigéen taxawaay ci biir këram ak njabootam mais lan mooy rôle jigéen ci société islamique ak développement macha allah yonent bi ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam bu su ma ci toll moo xam ne kenn du leen ginnaawal ndax rasulullah conseiller bi mu gënoon am jigéen la woon mooy Ummu Salama
soxnaam loon dafa jàngoon diplomatie léeg-léeg mu ne ko yonent bi kat jàng nga diine waaye nag bu dee état nii ngay comporté ak ñoom wallaay bindal na ko nii ngay tontoog waa ji lay wax loolu développement jigéen la te sax nag grand homme boo gis nag oustaz jigéenu jàmbaara mais nekk dama ci gannaawam di ko jigéen moo sagal Rasulullah te commerçante la woon dëgg la Xadija ak yeneen kon yooyu jigéen dem na ba ci xare am ñu gaañ yonte mu daanu jigéen moo daw yéeg ci kawam tëdd ko baare ko ni ñu jam ndaw si ba dagga loxom gis nga ndaw suñu daggoon loxom ci ca xandaq xam nga léegi handicap la mais Rasulullah moo ñëwoon ñaan ko na ko koo raay loxo bi bu feebar mu wér ndax soosu ba muy faatu ku feebar boo ñëwee bu ko nii rek nga wér macha allah te jigéen la woon ndax lan macha allah dignité la bett jigéen li ci ëpp du ñu war déedéet la de am nañ xalaat bu set am nañ njàng am nañ secret te am nañ suutura boole ci loolu ngeen am ñun dañ ko manqué te loolu tax ñu mën a nekk président nag oustaz li nga wax nii moo tax ñu mën a nekk président bu la Amsatou Sow Sidibé professeur depuis vendredi passé ñu ngi ciy liggéey ñu ci wax ñu ngi ci liggéey te ñu ko soxla bëri na du ñàkk aljuma bi di ñëw ñu waxtaan ci waaye mami Cheikh Tidiane Ba nee na Nabou présidente bu célibataire fu mu am na ñaaw yooyu yëpp génn leen ci yooyu yëpp seen yoon nekk ci na ñaaw yooyu yëpp bu leen ci dugg déet bu leen ci dugg bu leen dugg foofu nee na nga fal ko dama koy fal dama koy fal moom dinaa ko jox poste insha allah loolu nga wax yi moo tax ñu war a doon président te dinaa présenté wu seen yoo nekku ci sama célibataire man moom wuyu mën naa am accès ci palais bi saa yi mu la bëggee gis la booy voyage yu amul benn problème loolu du cas xanaa du may nekk sa sagame numéro 2 maa wax loolu yaay doon numéro 2 yow da ngaa bëgg problème ak professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak féministe yi nekk ci réew mi oustaz buñ la xëyalee yow dootoo ko defati maa la wax li yow jigéen ñi nga xam ne léegi dañoo casse parité ba am parité constitution bi jox leen doole ba liste ba ngay dugal yow pour participer ci ay élection boo respecté wul parti bi ba xam ne liste bi du jàll waaw man nete loo xam ne nga reetaan dama na sa benn bis président Wade man ko daal dama bëgg sunna trop waaw man ko ji xale yi sol jiini daal bëgg naa mu ne yii yéen a bëgg ma falu gis nga wax man borom jiini yi jigéen yi nga bëgg la écarté yow bëgg ma falu déedéet parce que naa war ne nit ñi li ñu bokk da nga leen ci boole wallaahi te jigéen dafa am solo ci àdduna ci lépp jigéen waxuma daal sax waaye et puis campagne récupère ñoom ay dañu mën récupérer xamoo ci dara yonent bi masaan dem Cham di jaay ji day peñewu rafet dagg fii am na yoo xam ne soxla ñu commerce njaay mi moom ci boppam lañu soxla walaay dëgg la marketing image dafa am importance bu baax a baax souvent ñu ne booy dem télévision comme ni wax rek war nga defaru war nga xoolaat sa bopp war nga xam li ngay wax lu mu doon ndax la njëg looy jaay la wallaay dëgg la parce que image dafa baax mais comportement baax mais communication tam am importance. dafa am sa importance bu baax a baax a baax. voilà donc internet il faut ngeen bind hashtag Mamy présidente du Sénégal 2024. naa présenté woon na ma ko premier incha ministre. allah loolu dina ma neex. ay mooy quotidien ñëw ci élection bi nga xamante ne moom la ñuy waajal altine incha allah ci bureau bu assemblée nationale. dafa mel ni njiitu réew mi am na ay crainte de oustaz journal bi ko wax ne dafa xaw a am ay tiitaange ndax député yi bëgguñu benn convoyage bi ñuy wax ni mooy ñu boole leen ci benn oto yóbboondoo leen bëgguñu loolu en bus pour dem ci assemblée nationale bëgguñu loolu spectre troisième mandat bi ak une législature de rupture bokk na ci li ko tiital bouderie des alliés du parti socialiste ndax parti socialiste itam ñu ci bëri dañoo mer fu mu nekk nii loolu itam kaala boo xamante ne fu mu nekk nii def na jeexi jaaxal ci ki nga xam ne moom mooy sunu njiitu réew di président de la république Macky Sall ba tax na xelam daal fu mu nekk nii doy na waar libération ñëw ci ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seenu bakken ci électrocution suite à de fortes pluies libération di ñu leeral ne ñu am na juróomi nit ñoo xamante ne ñàkk nañu seenu bakken ci ñetti fan wallaahi après Sadia Diatta mi Noha Diatta Doudou Ndoye ak Pape Gueye Fallou Gueye 17 ans mi nga xamante ne génn nañu àdduna démb ca Géejawaay mu ne am na itam yeneen i disciples yoo xamante ne fu mu nekk ni ak ci waajtaayu safar gi mu am drame boo xamante ne moom moo fa produire ñi ci ñàkk seen bakken yépp yàlla na leen yàlla yërëm ci xare leen àjjana. Observateur ñëw ci tribunal de grande instance bu Dakaaru journal bi dafa xëy fësal tey Sitor Ndour mu ngi ci fond wu dossier bi du xam ngeen ko dossier de viol bi Sitor Ndour ma nga ca fond wu dossier ba journal baa ko wax nee na ex directeur bu COUD bi wax na juge du deuxième cabinet lors de sa confrontation ak sa victime ak victime bi nga xamante ne moom la ñuy wax ne moo ko sàkku ak ndéet pommade bi nga xamante ne diw na ko ca loxo ba descente dans la chambre de la bonne pour mu wóor ko ne nee na amul benn mettit boo xamante ne mu ngi koy yëg ci loxoom
échange sur la couleur du caleçon, le drap, les raisons de la tentative de règlement à l'amiable ak réplique bi nga xamante ne tontu bi nga xamante ne moom domestique bi di aajaw moom wax na ko loolee yépp nag mu ngi ci biir quotidien l'observateur mi nga xamante ne def na ci jàngat gu yaatu tey ci suba gi macha allah bu ngeen ko bëggee lire ngeen jëndi ko kon l'observateur. les échos ñëw ci Oumar Diagne mi mu ni se débine sur le cas de Yasser Arafat dafa wax ni dafa def allusion ci célèbre palestinien bii nga xamante ne dañu koo faat ci ab hôpitalu tubaab ci gis-gisam wax na itam ne journal bi ne dañu ko placer en garde à vue parce que dañoo jàpp ne dafa am ay xibaar yoo xamante ne daf koo joxe xibaar yu dëgguwul mooy diffusion de fausses nouvelles. voilà journal bi ci la ñëw tey ñëwaat itam ci réunion virtuelle bu Yewwi Askan Wi démb ci candidature opposition ci présidence bu assemblée nationale. les échos nee na Ousmane Sonko na bu yaa ngi may dégg. yàgg na. Ousmane Sonko mi dafa démentir lépp luy soutien bu parti Yewwi Wallu war a amal Lamine Thiam. te itam wax na ay dëggam. yu leer naa ñëw oustaz ba nga xam dëgg ya lan la. ayca Ousmane Sonko nee na candidat wu opposition bi ci Yewwi rek la mën a jóge. mais loolooy logique. munul jóge ci Wallu loolu dafa leer naññ ni midi Ousmane Sonko ne sunu candidat bi ñoo koy porter. te day tax suñu collaboration gën a am kattan mu ne soit c'est notre candidat qui est porté soit collaboration bi mooy maanaam Yewwi Wallu gi ñuy wax ni ñoom seen candidat ñoom Yewwi ñooy jàll wala seen collaboration dañu koy dakkal. yaa ngi dégg Ousmane Sonko ne Ahmed Aïdara mii dafay maintenir candidature am loolu nag muy taw ak muy naaj déggee nga wala déggu leer na nañ. Ousmane Sonko ko wax xanaa kon kii indi na leeral ci li ñuy wax ne maanaam dafa am réeroo bu nekk ci seen biir. réeroo amul ci seen biir de. mosu cee am. masu cee am li ngeen foog du loolu. mosu nekk la. ñii xam nañu lu ñuy def te xam nañu fu ñu jëm te bu ñu xoolee ci logique rek ñoom fi ñu ko jàppee mooy. député yi nga xamante ne ñoo génnee ci Yewwi ñoo ëpp fuuf. nombre que ñi nekk ci Wallu. donc ñoom bu ñu dee tànn évidemment dañuy tànn ci ñi nga xamante ne moo ëpp surnombre. donc il n'est pas normal que ñi nga xamante ne vraiment ñoom ils ont eu en deçà de li ñu am ci wàllum résultat bu ñu ko xaymaa ci législative yépp que candidat di jógee foofee. kon nag Ousmane Sonko wax na ay dëggam te dëgg yi itam ñëpp dégg nañu ko. léegi nag amatul et puis l'intercoalition. victoire bi nga xamante ne am nañ ko ba Sénégal di ko coow mami nañ waxante dëgg Ousmane Sonko mi am na ci loxo. bu baax tey bu doon 100%. on peut dire que mérite bi 70% wala ak 80% mérite bi Ousmane Sonko moo ko moom nañ waxante dëgg rek. yow tu n'es pas candidat sa liste dañu ko rejeté ba pare nga sillonné tout le Sénégal. pour jàppale yeneen candidats yi nga ba pare xamante foo ne dem ñoom nit ñi ñi bokk génn coalition. avec la manière. c'est pas donné à tout le monde quand même. il faut reconnaître ça. yow Oustaz. waaw man de bu dee yàgg naa tuuti état. am na loo xam ne man nga ko am comme ni nga wax majorité bi. waaw mais qualité nit ki. ak ancienneté nit ki. ak maturité nit ki dafay jouer ci président assemblée nationale du même peut que kii. dafa garaaw nag dafa garaaw. oui. mën nga am jàng bi. mais nga miin assemblée nationale daf ci am solo. xam règlement am solo. moo tax bu ñuy waxtaanee ca loolo ñoo xam ne seen potum biir la. mais piège dana am. en tout cas daal li ma doon en temps li mën a wax mooy trahison dana am ci woto bi. waaw. baax xam nga ko waral. ay wolof laa la wax. boo xoolee ne nit diw dafa ëppale. mais bëri mbooloo taxul nga jiite. dëgg la. bëri mbooloo. taxul jiite assemblée nationale président assemblée nationale beneen cadre la. ku ne man nag Sonko parce que nee na ma am naa majorité. ngel benn mais ay nitam bu ñu dee wax di la vérité nag ay nitam ñi ci miin assemblée bëriwul mais njàng maa nga fa. charisme bi mu ngi fi. mais maturité moo manqué. te assemblée nationale miin ko adopté xam nga dama naan sànq jigéen di leen tooñ. assemblée dafa am lu mu tënk loo xam ne bii boo sommul ak yow nga am problème xam nga waa Kër Sonko boo seen baaxam yàlla ma nee tax man kenn fayu ma salaire. xam nga fayu ma salaire maa ngi location fayu ma sama sol borom mbaar man diine laa gën a bëgg dafa am loo xam boo ko comporté woo di dem rek état diine la ñeme. réew dana ñeme. bi maanaam gis nga fa nga jëm bu ko waxee.
bu nga jëm fu nga jëm ak sa noonu bëgg yu fësal. dëgg la. mais cu cap ba mu xam ne ragaluma la. mais bul fësal. bu ci des ki ñu indi. da ngay war a xam kii ban niveau la. par exemple xam nga ne Abdoulaye Wade nee na Lamine Thiam la Lamine Thiam am na ay part am fu mu jaar. Macky nee na Mimi la ak keneen am na fu mu jaar mais moom ki mi ko choisir kan la. parce que pour peuple bi la c'est pas pour Yewwi la c'est pour peuple sénégalais la. war na présenté di mooy sama choix. ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla parcours am malgré musu dem assemblée mais niveau mën na ko. loolu nag bëggoon naa ko xam man laa man. ñoom nag defe naa ñu ngi ci benn stratégie boo xamante ne dañu nekk ci seen logique. est-ce que nekkuñu benn affaire ñoom. ñoom dañoo nekk ci seen logique parce que coow li bari na te coow li lu muy bari yëpp journaux yeey wax. mais en réalité tey la ñu gis sax journal boo xamante ne fësal na li nga xamante ne mooy un peu position Ousmane Sonko et encore que dévoilé wul lépp. am na lu bari loo xamante ne defe naa ci seen stratégie bopp la ci ni nga xamante ne noonu lañ koy doxalee dëgg la xam-xam bi am na ci solo dëgg la jaar-jaar bi am na ci solo mais gis nañu fii ay président assemblée nationale yoo xam ne am nañu xam-xam bi am nañu carrure bi am nañu maturité bi am nañu lépp te en réalité amul benn changement bu ñu prôné ci biir assemblée nationale. d'où la rupture. de li nga xamante ne moom moo fi nekkoon ñu war ko dindi war koo soppi war a indi leneen loo xamante ne changement total lay indi. mais nag c'est bien ci fi nga waxee mooy ne. ñu nit bu xamee maanaam ku xam fa nga jëm doo yegg. baax na itam ngay nëbb ci sa ay mbir tuuti. te defe naa ñoom ci stratégie boobu la ñu gën a nekk. xam naa nag coow lay bari rek ñu mu bëgg a génn rek pour. leeral ñenn ñi ne en fait ñoom ñu ngi ci seen logique te seen coalition boobu dafa am ay règlement yu ko tënk. te ci règlement yu ko tënk ñoom ci loolu la ñuy sukkandiku. pour mën a doxal loo xamante ne réeroo. xam nga tax ma gëm ni stratégie la parce que depuis lors Benno dégguñu ko benn yoon mu communiqué ci ki nga xamante ne moom lañu war a tabb ay suspicion rek la nit ñi am bu teyee ñu ne diw bu subaa ñu ne diw c'est comme Benno Bokk Yaakaar xamuñu en réalité de bonne guerre si Yewwi Wallu di jouer avec les pions aussi de temps à autre ñu wax diw de temps à autre aussi ñu wax diw pour au moins jaxase carte gi et que dans leur tête ki ñu ko yaakaarul sax mën ko doon li nga wax nii moom laa gën a gëm bi maanaam booy ànd ak nguur goo xam ne bi léppam ci pexe la. yow da nga wut pexe. dëgg la parce que Ousmane Sonko dafa am lu mu waxoon ba yàgg mu ñëwaat defaat nu mel ni parce que bëgguñu xam kan la. ndax ñoom dañuy nëbbatu. waaye gis nga dem hôtel dem dajale ñëpp hôtel ba kii. ak li ci xol du benn. benn bi des mooy. yuuxu mën naa jóg fuñ ko foogeewul de. xam nga tax ñu ne nañ yàpp kaar dem assemblée man xam nga tax ma ànd ci. xam nga ci gannaaw la ñuy dugg ci biir. parce que ñoom seen militants yi dañuy fees ci bunt bi. pour ñu tagg sa mam dem su ko defee embouteillage mën na am. moo dajale kaar yëpp dugg ci baax na waaye daal xam naa leen surprise dina am. xam nga ban porte waaye surprise bu rëy dina am. en tout cas de wax naa leen daal fii ne leen bu ñu yabee seen kaar climatisé dem ñoom opposition nañ yéeg ci car rapide yeeg Ndiaga Ndiaye. yéeg ci car yi wàccee ko fa ca assemblée. wala taxi. taxi sax seer na waaye xam nga boo laalee li sénégalais lambda bi di laal ça veut dire que yow wàccee nga sa bopp seen niveau. yow stratégie de communication la boo xamante ne fësal nga ko ñii bu ñu laalee bis climatisé nga dugg sa Ndiaga Ndiaye ak say car rapide mooy tradition wu réew mi. wala seen oto sax. waaw déedéet damay dugg Ndiaga Ndiaye oustaz dugg car rapide yépp ko ba mu fees wàccee ko bu buntu assemblée nationale. su ko defee boobaa dinañ xam ku féete askan wi ak ku féete sa bopp du dëgg. lépp stratégie communication la rek. conseil de mamie présidente en 2024. waaw sama candidature oustaz laay wax sax bu gën ma cee jàpp. moom bu ma ñaanalee te xam nga oustaz daa am ay secret yoo xamante ne nabu kaay ma wax la dellu wéetoog moom mu di la ñaanal. dafa am ay secret fi nga koy gis nii. ni mu toogee nii toogaayam gii. faaw mu am ay secret yoo xamante ne xoolal daf la koy ñaanal rek yow fexe ba gisanteeg moom balaa moo dem. dégg nga de waaw loolu maa la ko dégg. l'évidence journal ñëw ci rallye aérien Toulouse Saint-Louis journal bi mu ne aéroport Ousmane Masseck Ndiaye mi. mu ne pare na nag pour dalal li nga xamante ne moom mooy événement bi. waaye Bougane Gueye Dany mi dafay wax ak député yi nee na leen bu leen nangul Macky lu ñu nanguloon woon maître Abdoulaye Wade loolu moom wax ju fanaan àll la. c'est sûr que lu ñu nangulul Wade du ñu ko nangul moom Macky Sall dans tous les cas. bés bi le jour ñëw ci conférence de presse secteur privé bi ci àjjuma ji mu ne la voix de l'entreprise à l'initiative du CNP patronat bi dina évoquer ay préoccupations majeures Rewmi Quotidien ñëw ci HCCT probable retour du Sénat journal bi nee na un embrouillamini institutionnel Racine Talla nag dafa lancé li nga xamante ne moom mooy ballon de sonde bi waaye loo ci mënti dégg wuy ma
diggante APR ak parti socialiste coowa nga ca de. neexootuñ. nii am na lu bari lu ñu war a régler loolu defe naa doy na leen ñoom mbaxane rek ak tubéy dépêche républicaine ñëw ci forum mondial de l'économie sociale et solidaire bu 2023 mu ne le COPIL installé avec Diaz fils à la tête de l'organisation macha allah. inondation ca Sangalkam nag bu ñu koy fàtte ndax coow li lu mu bëri bëri oustaz tey daa xëy tawati ba tooy xam naa ni nit ñi sonnati nañu waaye ca Sangalkam itam Omar Gueye wàcc na ci terrain bi pour mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy sinistré yi dimbali leen ci mbënn meeg yeneen yu ni mel alerte quotidien ñëw ci spéculation ak spoliation du foncier sénégalais journal bi nee na sunu génération yii di ñëw oustaz waaye yan suuf lañ leen di bàyyil dara. bu fekkente ne yow ay spéculation ay spoliation ay scandale foncier joxe nañu terrain bi fii jaay nañu ko fii ñi octroyé nañ ko fii dañu koy loué fii ba suuf amatul génération yi topp ci sunu ginnaaw ban suuf lañ leen di bàyyi. dara yow ñun sax am nañ ay problème jafe-jafe yi suuf fu mu nekk ni Dakar amatul suuf di ak espace boo dëkk ñun suñu jëmmi bopp ñun duñu laal. xam nga espace dafa baax. xale dëkk lu mën am na foo xam ne fooy dafa mën nañ faa foo. Hann Maristes gii. fi jumaa ji nekk. place vide lañ ko defoon. mais benn jàkk ju naan jàkk fële ci mbajam Tandiou Gora rek la état nangu woon. waa Kadas. man demoon na enquête moralité gendarmerie Yaraax. waaye bi ñëwee toog dëkk bi yëpp ne comme fii dañ ko préparé espace. am benn xolal. lii dal Macky Sall ni ñu ko wër benn dealer. dem na place bi sëñ Saliou Mbacké ko moom. waa Hann Maristes jóge def délégation dem seet sëñ Saliou Mbacké Touba yàlla yokk leeram. amiin ne ko Mbacké Balla dañuy am na foofu dañu bëgg a def néegu yàlla ñu ne yaa ko moom. mun fan ñu ko Maristes mun bu dee maa ko moom dëgg la day sama alal yàllaa ko moom. lii tax jumaa ji defar. macha allah jumaa Maristes gii. Bamba Darame. fa laa doon jàngale enquête moo daal di Sada Mar ca laa bokkoon mais Kadas génne papier bi dossier bi yëpp joxañ ma. mais comme dëkk fa ma jël dossier bi jox ko Bamba Darame imam. ma ne. Omar Ibn Khattab radiyallahu anhu ci jamono xilaafa islam. dafa xool ne Médine gii juri ñi dañ masay bëri. tout espace bu fi nekk géejuwaay gi yëpp. danaa leen bàyyi ñi fi dëkk dédommagé leen. mais islam dana mujj na ko mujj nangu. ndax juri ñooy borom. ba ci màkkatal mu karam. léegi xoolal léegi. bu dee nag terrain suuf yëpp di jaay nañ ko ba pare def ko seen titre foncier. doy na waar jaay koy tubaab ak ñoom seen biir. def ko titre foncier. yonent bi nee na ittaqul farasat bil bunyaani fa innahu xasab xarab ragal leen jël suufu jaamur bu mu ngeen moomut. ragal leen di tabaxi alal ju bon. taara mooy tàpp dal sa kaw. képp ku jël suuf moom moomu ko. bala ngaa faatu di nga sukkuraat goo xam ne bii mën nga am 6 ans de sukkuraat. suuf rek te dara jëlu ko. la ilaha monsieur le président rek. foncier bi def ci attention. doy na waar de. ñun ñoo moom suñ suuf moom suñ Sénégal. carte d'identité nationale bi Macky Sall am moom laa am moom ngeen am. moom la sëriñ bi am moom la dof bi am. suuf si ñoo ko moom. bul nangu mukk yow man xam nga am problème ak suufi addu Sénégal gii. bi ko yàlla wàcc moom moo ko woon. impôt domaine bii la xam ko fa nekk. loo yor rek donc ma sa dañ. ñu ngi fooy suñu alal ñoo ko moom. jaay nañ fépp def ko seen poche mais koo ci gis tey balaa gis nañ ko di ko yër te balaa ngaa dee da nga torox nañu bàyyi li alalu jàmbari tool yi yàq nañ ko donc amatul espace amul ruq ba am jaay nañ ko. doy na waar de. mais loolu moo tax ñu ngoy ne duñu wàcc. doy na waar de parce que ñun rek dëgg-dëgg boo bëggee dëgg Thiès docteur Babacar Diop mii moom dafa campé ci position mu ne bel exemple ca Diogo ndax compagnie Grande Côte opération bi dafa restituer 85 hectares de terre agricole mu jox ko population yi ak yeneen i mbir débat bi nga xamante ne moom lañ doon mënee diggante démb ak tey ci li nga xamante ne moom mooy 8000 mètres carrés yi ñu bëggoon a jox certaines properties heureusement qu'à la dernière minute ñu yëg ne président joxe na ndigal pour que loolu ñu bañ ko faa def ndax espace wu étudiant ya ñoo ko moom UCAD moo ko moom université moo ko moom donc nañ leen ko bàyyeel ñoom te heureusement nañ di gën di bàyyi xel ci mbir yu ni mel présidence assemblée nationale démb nag les sentinelles de Guédiawaye benn mouvement apolitique la boo xamante ne ñoom dañ doon def seen conférence de presse di wax ne dañuy légitimer li nga xam ne moom mooy candidature El Hadj Ahmed Aïdara alors source a ñëw ci candidature Birame Souleye Diop mi ca présidence assemblée nationale journal bi nee na question boo xamante ne discuter wuñu ko en interne question pas discutée en interne réunion tenue pour évaluer les législatives patriotes yi mu ne dañoo éluder question boobu malgré le fait qu'ils aient obtenu le plus de députés dans Yewwi mu ne consigne bi nag c'est de plutôt se projeter sur les échéances à venir ndax nag
assemblée bi xeex nañu ko ñafe nañu ko ba noppi li ci des mooy 14e législature bi ñu installé leen ñu tàmbali liggéey bi. bu liggéey boobu weesoo dafa am ci feneen fu ñu jëm. muy ci élection 2024 lu mat a bàyyi xel la itam. benn appareil portatif pour traiter un certain type de cancer mu ne l'œuvre d'un compatriote macha allah te kii ku mat a fësal la li ma doon wax démb Nabou ci génie li ma doon wax démb maanaam ci recherche ci xam-xam. xam nga am na ay doomu Sénégal yoo xamante ne bu ñu leen joxee opportunité bi macha allah yàlla may na leen ay xarañteef bu baax te xam nga cancer dafa di jàngoro joo xamante ne li muy def ci ay ravage dafa bëri lool ba bu ñu ci amee ay xayma ci wàllum scientifique ay gëstu yoo xamante ne mën na permettre ñu mën koo faj wala certains types yi ñu mën koo faj macha allah donc ndaw mii nag moo defar benn appareil portatif boo xamante ne dafay permettre ñu mën a traiter certains types de cancer compatriote la macha allah ñu koy féliciter ba bu baax a baax alors l'exclusif ñëw ci Bougane Gueye Dany aux honorables députés bu leen nangul Macky loo xamante ne balaloon nañ ko Abdoulaye Wade Sud Quotidien ñëw ci niveau d'endettement autour de 68% sunu ay bor autour de 68% journal bi nee na état bi mu ngi ci tension l'état sous tension ndax bor yii 68% bii moo tax état bi fu mu nekk nii xoolal évolution de la dette publique du Sénégal xoolal fi mu jógee xoolal courbe bi gis nga ne mu yéegee ba ca kaw. c'est abusé. état mi ngi ci tension lii 2018 la lii 2019 bor ba gën a yéeg 2020 mu gën a ñoŋ-ñoŋal ca kaw 2021 nag ma nga ca 10 200. cappaandaw ga. waaw bor yi fu mu dugg. oustaz kon nag dafa mel ni bi Abdoulaye Wade ne ko soo ñàkkee dootoo fay salaire. kon foo mu lepp sa salaire. Adja. xam ne lépp jaay jëndaat jaay delloo. waaye lépp lekk doo fay. déedéet. fa la yem. oustaz nga ni ñu waxaatal loolu. lépp jaay lépp jaay jëndaat pour mën am loo fay loo lekk. waaw. lépp ba pare jënd pour yaakaar ca dara ndax ëllëg nga mën a fay. waaye lépp lekk. doo fay. barki sëñ Bamba doo fay. loolooy dëgg. maa ngi loolu lépp suba ba tey yënguwuma. yëpp nag lépp lekk ko yóbbee. te nag boo nee tension da nga bëgg a leeral tension mooy fitna. waaw. parce que nit ñi ñu bëri dégguñu man dégguma tubaab. mais nag dégg wax wolof boo dee ko ci wàll boo nee tension rek ñu ne tension pour ñoom yaram yu metti la. déedéet du benn. ndax nee na réew mi am na fitna. du benn fitna koom-koom. du benn. mooy fitna koom-koom. wallaay du benn waaw fitna koom-koom. fitna koom-koom la te nag attention. yow Saas nga ne boo lebee lekk. doo fay. barki sëñ Bamba loolooy dëgg. loolu ko doon day leb de fay salaire. est-ce que du loolee yóbbee sax misère u sénégalais yi. naa taxawal tuuti ndax journal Tribune nee na état bi moom rek mooy responsable lu jafe-jafe askan wi la ñuy dund pêcheurs yi nappkat yi nga xamante ne fu mu nekk nii ñoom ñëpp doon nañu ay chômeur liggéeyatuñu njëg yi nga xam ne dafa yokka oustaz. am na solution. taratar ban solution nga am. président Macky Sall am na solution. xasu ana saraati. mooy. alfaqru wa jaxlu wal marad. hadihi muskila bal annahu utara mukaafa. yonent yàlla xam ne ba ngeen. sallallahu alayhi wa sallam ndax ba ngeen développé. mu ne ñoo leen seen mbay te mu yem seen biir réew. bay dundee. ñu ne waaw ba ngeen am xam-xam bay defar avion. mu ne kon jàng leen njàng éducation bu baax te dimbali ñuy jàng. mu ne kon ba ngeen ndax ñëpp wér mu ne dafa leen hôpitaux yu baax. ut médecin yu baax te leen fay salaire bu baax. barki sëñ Bamba yonent bi réglé na lépp. ba pare. réglé na lépp. ma ne dama ne géej gi nañ ko baare bu kenn nañ nga xam te signature leen si. waaw signature protocole yi permettre maanaam yeneen dëkk yi. ñu ñëw di napp si suñuy géej. nañu dellu seen dëkk te ñu gaar. na ko na yem sa géej. nga xool. cum léegi ñu suqali ko. barki sëñ Bamba. te suñ gerte gii nañ koy nal suñu diwlin ak rakkal jur gi dund ci. mais looluy dëgg oustaz wax nga lu ñuy waxtaanee boobu ba tey ci biir semaine bi yàlla guddal sa fante la fal la cat wax nga dëgg ndax état bi tamit bu ñu jàpp ne xoolal gis nga yow yokkute njëg yi sax ma dama cee waxatu te nga indi solution waaye xoolal coût élevé train de vie wu état maanaam état bi ni muy doxee ci ay salaire ci ay oto ci ay avantage ci ay xéwal yoo xamante ne yëpp kawe na kawe te metti na ci sénégalais lambda ba koy fay te njëg yi dañuy augmenter fu ñu mënti toll dañuy yokk te xam nga loolu yëpp lu muy indi oustaz ñàkk gi dafay gën a tar dafay gën a accroître la pauvreté ñi ñàkk di gën di ñàkk te duñ ci jóg abadan dayi man kër mis boo dem 14 oto wala 12 oto nga fa la 8 R4 ñëw fa taxi ñëw fa de ña ngi ko baas moom bi muy génn ak jabaram bi muy génn nel benn xoolal ñaata 1000 litres essence ak carburant ak ligne téléphone te xëy ñu gontuñu amuñu xam-xam
bàyyi borom xam-xam Sénégal yi nga xam ñi ngi taxawal di nekk ay savant soo gisee population bi doo dégg ma naan Sonko militant topp ko ay sénégalais yu am diplôme te ñàkk yaakaar seen réew ñoo ko topp. wallaay dëgg la. kon état il faut faire attention. macha allah. te attention boobu bokkul ak tension wu yaram bi. dañ koy leeral fu ñu mënti toll. Oustaz dama laa bëgg xoolal clan injustice détournement ca prison bu Tëngéej Nabou détenu yi xam nga lu ñu bëgg. lan lañ bëgg. dañoo bëgg directrice bii Khady Fall mii mu dem. prisonnier de boo demee ba loolooy seen bëgg-bëgg ah. prisonnier de bu demee ba nag njiit ga na fa jógee. ba ma amatul lu ñu bëgg. nañ leen bàyyi xel dem rek lañ doon prisonniers waxtaanee au seen Sénégal ñoom situation mosu ñoom fii li nañ leen ñu bàyyi bëgg xel wax bu dëgg baax a yàlla. baax grand place ay waay lii lu mu doon man de xanaa yow Bougane Gueye Dany mii yow lan la Bougane. doy na waar tey de moom lañ xëyee. voix de la raison Bougane Gueye Dany ay conseils ay exhortation ci député yi waa kon déglu leen Bougane nag Bougane wax na de yéen kaay yëpp xëyee nañ ko tey ci suba gi Guèye Maam Góor ñu ñëw ci tàggat yaram stade mooy quotidien du sport Sadio Maajo mii oustaz xam nga Sadio Maajo. waaw man de dama ko bëgg nag. dëgg bëgg Sadio Maajo. Sadio Mané sa jaar jam daa métti de xam nga jaar na bi may liggéey SIPS. am na benn usine boo xam ne bi usine ay tuyau la daan na fa journalier. moom mii nii. waaw fii ci ginnaaw raay bi caari sur mer bi. ak am jom. waaw yàlla waxul kenn dara. ba pare nag boo ko xoolee attention booy bi nitu yàlla la de. waaw am na baatin de. parce que. kii. am na baatin de. parce que. wallaahi dafa sell. ñëwal bëgg na alxuraan bëgg na mbokkam bëgg na réew. te nag du ma ne dana def leen lu kii la waaye xam boo ko xoolee xam ne kii ni mu respecté religion doon sénégalais. ba pare am na beneen secret baatin bu ne ci moom kii ku ko moytuwul. moo tax lu mu bëgg dina ko am moom. macha allah man dama ko bëgg waaye kii lu mu bëgg. oustaz fii laa ko waxee dama ko oustaz dégg kii mooy sa Sadio Maajo. lu mu bëgg dina ko am barke Mouhamed. kii mooy sallallahu alayhi wa sallam ba bay day dem bay bàyyi ñu ne ko dootoo baax. mooy ki xale bi. moom mii nii. incha allahu taala. cum parce que xam nga ko waral. dafa ñaanal boppam. nit bu bëgg ndey bëgg bàyyi bëgg réewam. bëgg askanam. Sénégal yëpp bëgg seen xol bu ñu Sadio rek sa xol sedd. mais il faut yàlla jàppale ko. wallaahi oustaz. man de fa ma jullee. ak samay secret. maa ngi koy ñaanal. moom mii nii. barke laa ilaaha illallah. war na laa seet si. xoolal bu lu yëgut maa ngi koy ñaanal yàlla. war na laa seet si. xam nga ko waral. parce que yokkoom ak nekkam fi suñu ndam la. waaw yokkoom nekk fi. ndamu Sénégal ndamu président ndamu ñëpp la daal. wallaay dëgg la kon kuy jullee rek ñaanal ko yàlla. wallaay dëgg la ndax dem ci dëkk boo xam ne bii ña fa bëgg yàlla bëriwul nga dem ci jàkk di ko bale bi jàkk ci. bokk ci sàppee ba pare doo ànd ak sécurité. yàlla waaye ku ànd ak yàlla ànd ak yow. wallaay loolooy dëgg. loolooy yàlla dëgg parce que sëñ Bamba li nga wax loolooy dëgg looloo tax mu nekk sa phénomène de exceptionnel. ku ko kii mooy sa Sadio Maajo. tubaab fakkaat la ku ko la ma la de. maa la wax coow li nag fu mu nekk nii xam nga lan la. mooy positionnement ba ñu ko jox ca Bayern moo waral coow li ñetti match yoo xamante ne d'affilée yoo xamante ne moom Sadio marqué gul waaye loolu it du dara comme dafay door a dugg si daal di door a tàmbali nañ ko bàyyi mu yeggaleeg sa bopp du dëgg. waaw kay mu ngi noonu PSG début de saison mercato mu ne Neymar dafa évoquer sa renaissance mais également li nga xamante ne moom mooy ay ambition record exclusif ñëw ci Henri Saivet mii nag ngaa la dafa confié wu li mu bëgg xam nga lan la mooy dellu si waat ci biir équipe nationale bu Sénégal nee na li tax mu tànn FC Po nee na pour mu mën a relancer wu la amul benn regret bi mu jógee ci club ba mu nekkoon mooy Bordeaux mu ne te moom itam li mu yaakaar ba gëm ko mooy concurrence bii dafa baax lool nag ci li nga xam ne moom mooy entre-jeu wu Gaynde te dafa bëgg dellu si waat ci biir Gaynde yi nag moom Henri c'est un très bon joueur. Henri Saivet waaw xam nga on n'a pas l'occasion de vraiment le découvrir macha allah yu demee noonu. waaw il est très bon. peut-être nag aussi am na joueur fooy toll boo manqué compétition. bu ñuy wootee wax dëgg yàlla dañuy xool les plus méritants. waaw mu ngi essayé foofu nee na mu ngi compétir nañ ko jël. am na mu solo nañ ko jël man je c'est vrai l'aime que bien. choix wu entraîneur bi la nag mu def tànneefu joueurs yi nga xamante ne moom la bëgg a àndandool mais vraiment comme daal mu ngi woon ci équipe bi te gis nañu ne am na ci xarañteef na ci dellu si rek am na amul solo. Tribune Sport ñëw ci match amical bi finalement Nabou Sénégal Bolivie bi xam nga fan la ñu koy joué. ca Orléans. en France. Finalement foofu lay doon incha allah. septième nag en première ligue ak 9 points Liverpool de Jürgen Klopp moom dafay jouer benn football boo xamante ne ñoom dañoo jàpp ne footballu xaru la football bu suicidaire la journal bi ci la ñëw tey sunu lamb ak li nga xamante ne moo nekk ca làmb ja Tapha Tine dafa prévenir B52 bu Mbour xam nga B52. wala oustaz doo seetaan làmb xale bi ci Mbour. xam nga ko. waaw xam naa ko de. moom Bombardier. Tapha Tine nee na da koo prévenir. lu mooy lan. mooy maanaam da ko artu. yaa dégg olof yaa man non du olof yaa dégg tubaab.
xam nga ñaar ñu war a jànkoonte foofu coow yu am. waaw. waaye nag coow yi na xam a yem. déedéet xam nga lu tax yemul. nee na ko maa la daanul neel benn dinaa la daanaat ñaari yoon. mbébam tam la de. waaw Tapha Tine nee na ko xolal maa la ëpp doole je suis plus fort que lui nee na la prochaine fois Modou Lo lay doon wala Lac 2 pour ñoom ñu waajal seen bopp Tapha Tine nee na dafay dem États-Unis pour mën a musclé wu. Malick Thiandoum mii nag nee na Bombardier fu mu nekk nii xoolal nag xaram moom lay xam nga xar du gis mu sa xamee ñu naan xar mi dafay ruminer Bombardier ci loolu la ne fu mu nekk nii. xam nga Bombardier daa mel ni xar mu seex ngooñ. Bombardier xam mu tax mu neex ma. moom du mer. waaye leneen mooy catam. daa gaaw a mer. dafa gaaw a mer ci mer googu lañ koy lañ naxe daan ko tout sax gur na. Malick Thiandoum nee na Tapha Tine bii de koy bàyyi xel dafa dangereux de. mbër la ba pare mbër la ba xale la boole ci. ni ne kii nag xale laa te soxor naa. am na charisme mbër daal. am na doole te mën naa dóor ay dóori Tapha Tine. loolu woon na yàlla jar naa dem ba Corée nga entraîné fa. dóori Tapha Tine mais ku bëri kersa la kan. booy bi non yaru na bari na kersa waaye. oustaz ay dóoram laa lay expliquer ay maa jéeri wu. ñaari ponkal lañ de xam naa. jar naa dem ba Corée nga entraîné ko Tapha Tine buy foo ak yow bu la nee ndaj te day foo nga yëg ni yow dóor nañu la maa la wax loolu nee na ko nag naa la daan ñaari yoon boo yóbboo na nga waajal sa bopp bu baax. école Mor Fadam bii nag xam nga fan yii yëpp sunu lamb dafa nekk ci benn genre bilan wala benn palmarès boo xam ne dafay dellu si waat ci école de lutte yi. nee na am na fukk ak juróom-ñeenti ndam victoire ak fukk ak benn défaite yoo xamante ne ni mën nañu ko jàpp. alors ñu jeexalee ci Rewmi Sport ak Boulaye Dia mi nga xamante ne record macha allah. moom Boulaye Dia sénégalais bi nga xamante ne ci li mu nekk di ci yëngu moom itam fës na ci bu baax Chelsea ñu ne Graham Potter dafa succéder à Thomas Tuchel mi oustaz xaw ma woon ne nii la tudd démb nii laa sonne ku ne ma laaj la moom Tuchel mi ni ñu koy ñii naan ma ay Tuchel ñii naan ma ay Tuchel façon mu ne dégg naa ko fi su ma yëgoon sax yow laa koy laaj entraîneur la wala doo seetaan football yow ban sport nga gën a bëgg oustaz mooy Real mooy sa football mooy sa équipe sama équipe. d'accord. te ASC Guinaw Rail man maa ko formé 87 computer 78. macha allah. man 78 maa doon football. macha allah. équipe bi sama doom yaa ngi foot barakallahu ba pare nag sportif la nag franchement. ban sport nga gën a bëgg. Aliou Cissé ñoo ko formé Guinaw Rail gii. ndeysaan. Aliou Cissé yore équipe nationale. ñoo ko formé fii bokkoon naa ci ñi ko yoroon physique. naan ko ku mën a football bon ku amoon rigueur nga. mais sa technique moom manqué tuuti. mais soo góorgóorlu rek loo bëgg da nga ko am. macha allah benn ni mu mel nag kalmam bi noonu la mel. ndeysaan. yaram noonu la mel. ndeysaan. bëgg entraînement. ndeysaan. xam nga ko daan dem bay ñëw ay bal sa tànk gola sa karaan ñëw. lu mu tàng Aliou Cissé ma ngi tey moo tax xale lu muy foowee rek de ko ci jàppale bu góorgóorloo tuuti mooy doon dëgg ci moom am na jom. macha allah macha allah lépp nag jom ak ko macha allah yàlla defal ko oustaz jërëjëf. mais nag yàlla coupe bi yàlla ñëw waay. yàlla na ñëw ak jàmm insha allah te muy sunu njiglaay te mu jiglu xaj na fi tubaar fa kàlla macha allah nabu jërëjëf gërëmal ma santal ma internet yi oustaz Diack jërëjëf gërëmal Fall Saliou il est revenu finalement. kan si Fall Saliou foo nekkoon Saliou je souris bêtement depuis que ma gis sa commentaire. namoon naa la mais Saliou tu étais où? non mais sérieusement. Zeyna merci. xaw ma mais foo ko jëlee Saliou qui est Zeyna Itachi Medoune jërë ngeen def. waaye itam yaa ngi wax mu gërëm fa Saliou dama may ma yeggal ci Saliou tamit baal ma dama kontaan rek. gedd naa. non mais non kay. Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp 50 restaurants yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 843 29 73